asan bala xal ñu dellu ngewel musique amul coow di dong la mbalax ba mu ne fan si bëggee bu leen di sonal leen yow du mel ni la yàlla nangu na bakkan mbalaxal ñu dellu ngewel musique amul coow di dong la 17h sur ITV ñi ngi jëm 18h30 mbokk yeeg xaritu ITV ñi ngi leen di siyaar bu baax tey di rafetlu àndandoo bi ak ñun ci suba ak léegi ngeen toogoon di wétulu ko ak programme bi nga xam ne ñu ngi leen koy dégtal ci la télévision d'ici et d'ailleurs tey le vendredi yamoo ak li nga xam ne moom moo di le 31 janvier 2020 ñi ngi ci profité bu baax di souhaiter képp koo xamee tey le bésu anniversaire am bon anniversaire dundal ba mu yàgg lool say may di bawan sa animateur l'animateur du peuple Padros mi ngi la koy souhaiter à travers ci télévision bu mag bi nga xam ne moom moo di ITV ñu ngi ñuy seetaan partout dans le monde waaye tamit di ñu seetaan ci réseaux sociaux yi ci Facebook en direct Facebook iRadio l'officiel yaa ngi ci àndandoo ak ñun ci émission bu mag bi nga xam ne moom moo di sama Sénégal seen Sénégal suñu Sénégal bu takkusaan jotee lundi ba vendredi Padros ngeen di wettali ko bu ko defee ñu bégal leen ak programme bu neex a neex ci télé bi donc je suis pas seul je suis avec sama xarit bi Bokar Diak. Yeah, wala Bok. Mais bonsoir Bokar. Bonsoir, Padros. Tu vas bien? Nice. You speak English? You speak English? Yeah. You speak English? You speak English? You speak English, Bokar? You speak English, Padros. L'animateur du peuple. You speak English? You speak English? You don't speak English. You don't speak English? waxal ak sénégalais yi. English. D'accord. Tu vas bien Bokar? waaye kukul. mais naka vendredi bi? mais naa sant yàlla ah. tey la aljuma. waaw tey la aljuma bis bu màgg bi. noo ko dundee. waaw alhamdulilah sant yàlla yeewu. après xam nga sangu ba rafet. waaw dem julli ji aljuma. sangu ba rafet. waaw wala sangu ba set. sangu ba rafet rek boo rafetee da ngay set. ah fii kenn ñaawul waaye boo sangoo rek da ngay rafet. d'accord waaye boo sangul moom da ngay mel ni yaa bëgg a xam. d'accord di sant Assane tey nga noonu lijjantil sunu gaz bi ñu teg sunu ataaya bi. Assane Gueye moom fu mu toll nii moom gis Gaz na sama table wén na. lijjantil ñu gaz bi parce que ataaya bi commencé gunu ko de. ah sama table balaa la kaas yi tamit Assane lijjantil ñu ko papi. Assane xëy gi dina la dal jëlagun ko ah. Assane xëy gi dina la dal de Assane. dafa lu gaaw Assane. waaw di kontaan baax a baax di char képp koo xamante ni yaa ngi yow biir réew ak bitim réew rek foo mënta nekk rek d'accord yaa xam sa néeg la sa salle la sa ëtt kër la sa bureau la foo mënta nekk maa ngi lay char baax di la kontaanee d'accord di la xamale émission bu commencé na ci heure bu baax bi di profité di souhaiter sama benn jarbaat joyeux anniversaire muy Alaaji Bonbon la tudd Alaaji Bonbon Alaaji Bonbon dafa yebbaate xale boobu dafa ma fatt sonal ma mais xap basé tout pourquoi ngeen tuddee ko Alaaji Bonbon yabaateem ak maanaam reewandeem bëgg bonbon ba pare yabaatee moom bu dafa reeb kii daal moom Alaaji Bonbon yàlla na nga nekk Alaaji gâteau nooy nepp bu ko defee say sa anniversaire bi ñu jëndal la gâteau sinon rek bonbon la ñu lay jëndal parce que bonbon nga gën a bëgg paraît-il donc ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire c'est reparti ñu ngi jëm 18h30 ci émission bi nga xam ne moom moo di sama Sénégal donc nag tey nag suñu conducteur dina riche lool parce que am nañu suñu professeur musique bi nga xamee moom moo war a ñëw tout à l'heure di Doumane ci kanam tuuti nar nañu waxtaanee guitare donc guitare ak harmonie yi nga xam ne yëpp moom moo nekk ci guitare mélodie yi nekk ci guitare accords yi nga xam ne mi ngi ci biir guitare donc loolu yëpp dinañ ko partager ensemble ak sunu professeur Doumane juste après ñu àndandoo ak Amina ci sama people ñëw chaque vendredi mu di accompagner téléspectateurs yi di leen wan lépp luy actualité people fii ci biir réew ak foofu la ca bitim réew parce que dañu ne ITV la télévision d'ici et d'ailleurs juste après ñu àndandoo ak sunu invité bi nga xam ne am nañu ko di xale boo xam ne ndaanaan la sur le plan national ràññee nañu ko léegi bu baax a baax ndaxte doomi ndaanaan la nekk koo xamee papam def na jaloore bu ne ci li nga xam ne moom moo di waaye tamit li nga xam ne moom moo di musique religieuse xale bi nag ñëw na jël tànki baayam ñëw jël tànki papam donnu papam waaye tamit doon papam c'est vrai que doon sa baay ko gën voilà mais moom doon na papam donnu papam ñaar yëpp la boole di Mouhamed Alla Diop donc nag ca kanam incha allah dina ñëw rejoindre ñu ci plateau bi ngir ñu mën a àndandoo ak moom ci rubrique boobu di invité ce soir juste après mën nañu dem directement régie seetaan benn clip Alioune Mbaye Nder juste après ñu dellu siwaat ci plateau bi Nder leader bu Sept Ciment Group ci morceau boobu nga xamee moom moo di sant yàlla ñu ngi ciy bëggal bu baax soppay Alioune Mbaye Nder yi ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg lool Alioune Mbaye Nder waaye nag du ñu fàtte benn yoon sunu yaay kooku nga xamee moom moo di Diouf Nder bëgg Seydi Hadji Malick bakka rek dara moom arabloo Kumba Thiam bu Kumba Penda ak Fatou Penda xar yàlla bopp coor ñu ngi lay siyaar bu baax tey ci aljuma ji ci morceau boobu nga xamee sa soppe bi way na ko di Alioune Mbaye Nder mais Bokar weekend bi dëkk bi day xaw a nege
waaw parce que du nu dégg Padros ci ay ambiance ak yooyu à part suñu émission boobu di ñu daje te nag ñu daje damay dem fële Kaolack tey donc yéen waa Kaolack xaar leen ma maa ngi ñëw ci kanam tuuti juste après émission bi bu jeexee rek tey damay enchaîner directement ñëw foofu dem Kaolack directement voilà donc tey Kër Padros Show dañu koy def Kër Padros Kër Bouba Show waaw Kër Bouba Show lay doon tey tey du doon Kër Padros Show mais da doon Kër Bouba Show Kër Bouba Show ce soir incha allah ci kanam 19h ci télé bi ci rajo bi 19h ba 20h45 ngeen àndandoog DJ Bouba bu ko defee mu mën leen a bégal mais man su ma paree fii damay dem Kaolack nga jëm directement mais waa Kaolack xaar leen ma yaa ngi jëm na fu ñu la bëggee nag ndeysaan yaa ngi jëm fu ñu la soppee lool voilà nar a dem naan bu ngeen ma falee Kaolack bu ngeen ma falee te moom kii moom te moom sa fa te moom ni nga sànnee ko nii moom baax na moom tey kii ëppante wul d'accord démb de daa ëppante woon sama maas yi démb daa ëppante wul maas yi ma soloon yëre yi mais yow tey te da ngaa sañ sax Bokar Bokar te da ngaa sañ de mais anu Duman tellement sañ sa fils d'accord tellement sañ sa def nii d'accord sama lan costume africain d'accord man amay mbagg de bon ñu dem régie seetaan benn clip juste après ñu dalal suñu invité waaw d'accord Ramatoulaye régie ñu seetaan rapidement benn clip dalal suñu chroniqueur bi nga xamee moom moo di Duman di nous présenter souvent ay instruments ci musique. Voilà kooku mooy Titi la lionne de la musique sénégalaise de son vrai nom Ndeye Fatou Tine ñu ngi ciy bégal bu baax soppay Titi yëpp sunu chroniqueur bi yegg si na ci suñu plateau di Duman di professeur musique bi nga xamee chaque vendredi dina ñëw présenter nu benn instrument ci musique daal di ñuy wax exactement accords yi nga xam ne moom moo nekk ci musique bi ak li nga xam ne moom moo di harmonie ak mélodie donc loolu yëpp dañu koy waxtaanee tey nag ñu jël guitare moo tax man tey ma nekk guitare man la ñuy wax guitariste moo doon dagg akoro jàmbur noonu laa mënee guitare la moo doon dagg buumu jàmbur daal la wax da ngay dagg buumu jàmbur mais Duman ñi ngi lay siyaar waay waaw maa leen di ziar naka mu waaw ñii rek comme ça tranquille waaw gis nga ni nga ko téye ni tey moom dañu war a wax ci li ñuy wax guitare classique guitare classique bii ban guitare la moom waaw parce que xam nga guitare acoustique guitare dafa bokk ci famille comme ni ma la wax keroog comme ñu ni ñu amee famille ay mbay ay njaay noonu la instrument yi amee famille ah bon léegi guitare mu ngi bokk ci famille instrument à cordes. d'accord kora mun na ko ci boole parce que kora boo xoolee ay cordes la ah. waa violon ci la bokk lu mel ni piano sax ci la bokk parce que piano ay cordes la marteau di dóor pour son bi génn. d'accord léegi boo xoolee bii moom. la moo ko wutal ak yeneen guitare acoustique yi mooy boo xoolee moom xoola manche moo gën a yaatu. d'accord lii la ñuy wax manche. d'accord lii la ñuy wax manche moom bosam moo gën a yaatu quoi. d'accord boo xoolee. tête bi gis nga ni mu mel léegi lii mooy tetu guitare bi lii la ñuy wax manche lii la ñuy wax léegi caisse de résonance maanaam fii la son bi di génnee d'accord loolu moo ko wutale ak yeneen guitare yi nga xam ne ñoom boo xoolee ñoom seen corde yi lii mu ngi doon métal lay doon métal waaw mais lii ce sont des cordes en nylon boo xoolee gis nga ay nylon la
mais bii du métal. ba léegi nylon la. d'accord. nylon dañ ko différencier parce que comme moom li muy joué la daal parce que comme fii moo gën a grave xam nga da ngay jóge aigu di yéeg daal. d'accord. soo xoolee guitare bii moom. d'habitude 6 cordes la li ñuy wax corde. mais nag corde bu ne dafa am tur y a un nom. d'accord. xam naa yéen ñaa ne comme seen xel dafa neex. bëggoon naa su ma waxee turu corde yi ngeen jàpp ko. d'accord. d'accord waxal ñu benn par benn ñu noté. waaw léegi ku trouvé les wul musiciens aussi yi nga xamante ni ñi ngi seetaan. mën nañu noter benn par benn parce que daf leen di permettre pour bu ñuy def ay cours ñu mën di ko maîtriser très rapidement. voilà donc, parce que léegi corde yi nii tey yéen ñaar ku ko trouvé wul du naan ataaya. ça moom c'est c'est voilà ça c'est ça mooy sanction suprême bi ah. waaw léegi. corde bi ñu nekk ci suuf moom la ñuy wax nii xam nga dañuy commencer. dañ koy compter de bas en haut. mais corde libre bi nii kese moom mu ngi tudd mi. d'accord. américain wala anglais ñoom ñu ngi koy woowee i. parce que ñoom du ñu wax mi mais dañuy jël comme lettre ki alphabétique yi comme ABC dañuy tuddee ko seen turu notes yi. léegi bii bu libre yow joué nga mi. bi ci topp boo xoolee yaa ngi joué si. moom la ñuy wax si. jàppaleen de mi si ñetteel bi mooy lan sol. ñetteel bi mooy bii. mooy bii. sol joué sol. voilà joué nga sol kon am nga mi si sol. mi si sol. nga dem nag ci léegi ci ñeenteel bi. d'accord. ñeenteel bi ñu ngi koy woowee ré. voilà boobu mooy ré libre bu fekkee plaqué woo fi boo joué libre moom la ñuy wax ré notu ré la code ré. léegi ñëwal fii. waaw mooy cinquième bi. cinquième bi ñu ngi koy woowee la. attends La. mi waaw si sol ré la. très bien. sama xel mi sol moom summi ci waroon tegu summi ci waroon tegu. waaw léegi. sol moom summi rek a ci waroon tegu summi. jeex na. d'accord. voilà léegi mi si sol sol ré la ñu ngi tolloon ci la. léegi bu mujjee bi nag moom mook bu njëkk bi ñoo bokk tur ay turandoo lañ bi itam mii la. bu mujjee bi. bu mujjee mii la bi njëkk mii la. d'accord mais comment te bokk nu ay. non ñoo bokk son. sat bi dafa gën a grave rek kii mi aigu la mi grave la. comme lu ñuy wax mi premier wax peut-être mi sixième quoi. tu comprends nga. d'accord même son la ñuy sori boo xoolee nii. daf ko gën a grave rek. mais boo xoolee même sonorité lañ am ñoom quoi. sonorité d'accord. léegi lu tax xam turu corde yi am solo. mooy guitare boo koy jouer il faut nga accorder ko. sax su ma ko accordé wul man li may woy ak li may jouer du ànd. d'accord pour accorder guitare bi. pour accorder gis nga lii. lii nii boo xoolee guitare bi gis nga lii mooy mécanique gu guitare. mécanique. léegi genre bouton yi moom la ñuy biis pour accorder guitare saat bu ëppee ñu yokk ko bu su dee dafa ëpp ñu wàññi ko bu dee en fait li may accorder matul ma yéegal ko. d'accord soo xoolee loolu la quoi. d'accord loolu moo tax lii moo ëpp dafa am importance trop ci guitare. ndax mécanique bi su amul yow mënoo accorder. te boobaa orchestre du ñu mën a jouer parce que yow mi yor guitare ak yor piano bi doo leen bokk gamme bi ngeen di jouer. d'accord donc mënu leen jouer musique kii woy mënu dugg parce que du xam ban gamme ngeen nekk. d'accord loolu moo tax xam ni ñuy accorder baax. d'accord léegi nag boo xamee corde yi di nga mën accorder. d'accord parce que dafa am lu ñuy wax accordeur. léegi accordeur dañu koy utiliser mais boo xoolee léegi lu bëri on utilise ça ci sa portable da ngay télécharger des fois ay application yoo xam ne daf lay permettre yow nga mun accorder sa guitare. d'accord maanaam boo jouer lii rek. waaw bu ma jouer da ngay gis fii dafay verte. d'accord day verte su dee baaxul dafay rouge. su ëppee dafay rouge bu eggul tam dafay rouge. su verte rek xamal ne xam nga corde bi. mais tant que xamoo noo corde bi tu peux pas accorder mënoo accorder parce que yow xamoo tur bi n'est-ce pas. léegi dama leen di bàyyi yéen ñaar. concours bi ku ne wax ma léegi turu corde yi balaa ñuy avancer. yow waxal ba pare. tey rek fii waxal turu corde yi. très bien voilà am nga mi. si. bravo am nga mi si waay. sol. sol voilà. sol waaw foo penser suuf rek sol waay. sol. après ñu dem fan. sulli. waaw mais réellement corde bi lan la waxal corde boobu. corde bi bi nga romb léegi waaw. bii du sulli. déet waxal rek waxal tur bi. kii. waaw déet yow kon déjà doonoon attaaya léegi bon. waaw léegi ñu xool Padros moom est-ce que leçon bi ñii si tan tamit bëgg naa ñoom tam seen kër ñu def même chose. waaw wax ma corde yi waaw léegi commencer on écoute ñu dem. mi waaw. si. très bien. so. waaw sol yokk ci sol bi rek el parce que. waaw sol waaw. ré. waaw continuer.
am na sax a code boobu am na sax a bu ci nekk xoolal rek am na sax a bu nekk ci biir note bi am na a sax bu ci nekk. al la. waaw. mi. waaw mais gañ nga quoi vraiment vraiment. waaw kon xam nañ daal kon Padros Sall xam nañ ne ñu ko xoolee guitare bi laa kon moom xel bi moo gën a neex kon ci jàpp maanaam mbirum code yi xam nga léegi code yi boo ko xamee comme noonu ba pare léegi yow tey tamit baax na tamit nga xam ko en anglais parce que boo xoolee ñii accordeur yi dañu ko def en anglais donc yow même boo xamee lii mii la tudd il faut nga xam ne en anglais ñu ngi koy woowee i léegi boo bi topp mooy si ñu ngi koy woowee b comprendre nga léegi bi ci topp moom mooy sol boobu ñu ngi koy woowee G mooy G en français quoi comprendre nga léegi bii moom xam nga ree moom ñu ngi koy woowee en anglais D waaw note bi D la ñuy bind mi mooy D en anglais d'accord pour ñu jàng anglais waaw léegi yow bii boo xoolee moom laa boo xoolee L bi ngay doon rek muy A donc laa mooy A li ñuy wax quoi A bi tamit I kon donc am na ñaari I am fii benn B léegi am fii G am D am A d'accord voilà parce que booy accordé comme en anglais lañ ko bindee boo xamutul code yi da ngay dagg sa code soo daggee sa code dootoo jouer c'est vrai donc exactement yii nii lan la waaw soo xoolee dafa lii ñu ngi koy woowee fret mooy séparé xam nga comme ni nga amee seen kër ay néeg noonu la guitare amee ay case bee ngi ni deuxième case troisième case boo xamee case yow di nga mun teg accord parce que accord bu ne ak case yi ni ñu koy jouer loolu moo tax mu am importance. mais ba fii nii dañuy téye waaw ba fii mais fii c'est juste d'habitude pour soliste yi tamit quoi parce que yow tey boo gisul case yi doo mun xam note quoi parce que tey corde bi même bu dee mii la soo pincé fii pincel fii nga joué bësal fii note bi pincel bu baax bi ci suuf bi non wàccal voilà léegi joué kii bi joué ko gis nga son bi ni muy changé parce que léegi pincé nga par rapport ak bu ma ko bàyyee soo ko bàyyee libre mii la mais tegal waaw ma joué léegi joué nga notu fa loo ngay xamee note maanaam fa bii ci kaw waaw fa libre non bii du fa kan kii ree la mais yow ni nga joué nii mii libre boo ko joué corde bi sans dara mii la mais soo tegee note bi léegi fa nga joué foofu waaw loolu moo tax nag après moo lay jox nag moo tax ñu koy woowee guitare bi ñu koy woowee instrument à corde mais pincé d'accord je comprends dafa am instrument à corde frappé dafa am gratté comme violon bi mooy pincé nga wax nu harmonie ak mélodie ci guitare ci guitare waaw boobu moom xam naa il faut que ma nangu chaise bi comme ça léegi yow nga teelu micro bi moom harmonie guitare d'accord waaw léegi comme ni ma leen expliqué musique ñetti élément yoo xam ne dafa fondamental ci musique d'accord léegi benn bi mooy mélodie mélodie par exemple su ma defee nii xamee nga kii mélodie la mais mélodie despacito la léegi lii mooy mélodie d'accord léegi nag mélodie tamit bu ma ko bëggee accompagner dama ko accompagner par ay harmonie ak nga mos ne quand même voilà boo xoolee léegi lii harmonie mooy accompagner d'accord soo xoolee mélodie da ngay xool benn benneel la mooy succession note boo xam ne da nga koy jouer di ko benn benneel mais harmonie damay jël ñetti note yoo xam ne bokkuñu ñett wala ñeent mën na ko ëpp sax mais bokkuñu ma defandoo ko en même temps comprendre nga soo xoolee fii par exemple su ma defee nii lii mooy accord do su ma defee j'ai note yu bokkul mais bu ma ko defee ensemble ça joue naa maintenant harmonie d'accord harmonie accord la mooy permettre man su may woy ma mun ma accompagner d'accord harmonie mooy jouer à tout mooy accord yi quoi gis nga su ma bëggee woy fii lay basé wu d'accord léegi nag rythme tamit mooy yow battement yi ngay jouer xam nga rythme su ma neexee tey mooy ma def nii xam nga lii rythme la mais su ma neexee man rythme boo xam ne ñu koy woy arpège par exemple ma def nii léegi mu nekk nii. jël ñu waay. kon boobu ok d'accord. Tino yardo mi iya fumi.
Sibutum Bido wawa job de jinado Ayo baba Chino ya no mi iya baat bu naqari bi ngay way Sibutum ndeysaan Bido wawa job de jinado léegi li ngay joué nii lan la Di arpège laa def nii arpège xam su ma neexee mos def ko ma def ko xoolee instant bi rythme lay def. d'accord mais rythme accompagnement guitare quoi. D'accord. pour wane ne rek rythme yow mën nga accompagner façon yu bokkul. boo bëggee comme musique bi daal comme wax boobu mooy arpège. D'accord. moom moo gën a yomb mooy ma def na fi ma def léegi comme ni. très bien comme noonu. Très bien. daal loolu daal mooy façon yi ngay jouer daal. yi ngay joué léegi nag rythme nag ça dépend ci vitesse ban musique ngay jouer ban style musique ngay jouer tamit daal. d'accord Loolu daal donc li mooy tey li nga xam ne moom moo di li nga ñu indiloon ci musique ci musique waaw vraiment c'est ñu jàpp instrument bi ñu doon waxtaanee di guitare mooy guitare mais particulièrement guitare classique. guitare classique waaw parce que am na guitare folk tey guitare folk lii du doon nylon ay cordes yi ay kii lay doon métal lay doon. waaw d'accord boobu mooy guitare folk. d'accord boo xoolee nag boobu guitare folk bi. mais est-ce que lii mën nga ci jouer basse basse waaw comme note yi nii parce que boo xoolee lii kii basse la quoi note bi basse la bon mun naa ko jouer peut-être du doon basse carrément comme note yëpp mais ci kaw laay mun jouer ci corde bi laa war a jouer quoi. d'accord waaw mais mën nañu ci jouer basse tam ci corde bi. par exemple waaw bien que du benn bokk son basse quoi. waaw par exemple boo xoolee. boo xoolee note bi dafa grave bii mën nañu ko jouer basse lii quoi. D'accord, waaw d'accord. corde bi quoi mais yeneen corde yi comme c'est un peu aigu bon. Très bien. loolu moo tax quoi. d'accord merci Doumane allez merci beaucoup. mais Doumane moom moo nuy présenter musique yi quoi c'est-à-dire instrument yi chaque numéro donc tey li nga ñu indiloon nga wax ñu ci tënk waaw nga jeexal waaw jeexal ko daal ne la daal ñu jàpp ne daal guitare classique moom guitare acoustique la te son bi comme ni ma leen expliqué woon sànq daal corde yi ay nylon lay doon très bien waaw léegi nag manche bi daal moo gën a mag daal baax na nag pour booy jàng guitare nga njëkkee ci bii parce que comme manche bi moo gën a yaatu su may def accord sama day gën a métti ci man D'accord. ndax moo gën a rëy daal D'accord. su ma amee boo xam ne manche bi moo gën a simple après day tax ma gën a gaaw daal Très bien. voilà merci beaucoup Doumane Merci. rendez-vous vendredi y a pas de problème Inch'Allah voilà alors ñu dem régie seetaan benn clip juste après ñu doogee dellu si parce que rubrique boobu moom moo di rubrique musique bi nga xam ne moom moo ñuy accompagner donc lépp luy instrument dañu koy partager lo ensemble ñun ak yéen bu vendredi jotee ak sunu professeur bi nga xamante ne moom moo di Doumane nga fàttali téléspectateurs yi yaa ngi ci ban école bu ñuy wax SAPS mooy Sénégalese American Bilingual School. d'accord voilà di école boo xam ne c'est une école sénégalo-américaine daal. D'accord. nga fay joxe des cours de musique en français bien qu'en anglais aussi tamit quoi. Très bien. parce que Merci ouais, beaucoup. ouais. Merci beaucoup. Alors ñu dem régie seetaan benn clip juste après on revient sur le plateau avec la complicité de Ramatoulaye. 30 minutes moom mooy doog a jot foofu la ca Ziguinchor ñi ngi àndandoo ak ñun ci ITV ñi ngi koy gërëm bu baax moom professeur Doumane ci àndandoo beeg téléspectateurs yi ak leeral bi nga xam ne jot na ko indi ci guitare acoustique boobu nga xam ne tey moom la ñu jëloon comme tey kii lu mu tudd comme musique comme instrument donc partagé do ensemble donc am nañu invité dañu koy bàyyi mu ñëw léegi suñu invité je rappelle moom moo di Mouhamed Allo Diop xale yi naan ko papa waaw ñenn ñi papa la ñu koy woowee xale la mais papa lañ koy woowee waaw mais Mouhamed Allo Diop di doomu Allo Diop Alaaji Allo Diop bi nga xamee lu ne way na ko ci réew mi donc nag tey doomam jooju moo ñëw wuutu ko donc nag dañu koy dalal ci plateau Sama Sénégal Mouhamed yegg sil mais sañ nga de yee Diop sañ nga def nga ko yëfi géwal de yee xale bi sañ na de yéen xale bi dafa am classe nag de yéen màgg na macha allah waaw sañ sa de dafa am classe dafa osé dafa osé waaw ku osé ñu ni taxaw waaw dafa dooj waaw dafa dooj Mohamed ñu ngi lay nuyu waaw maa ngi lay fay Pape ñu bàyyi la nga nuyoon teg téléspectateurs yi waaw ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi rek di sant suñu ñaari waajur te di leen gërëm di leen ñaanal ñu ngi nuyu bu baax a baax àdduna xam ne ñoom ñoo taxaw toog jàpp seen télé duñu seetaan di ci jiital kilifa diine yi nga xam ne nday bu dul ñoom dara du baax di leen ñaanal naka noonu Nimzaat Tiwaawan Ngumba Ngeewul Njaasaan Touba Canaba ñëpp njaal ngi leen ziar baax a baax di leen wax ne tey seen doom seen xarit seen lépp Mouhamed Allo Diop ñëwoon fii seen soppe ci ITV ànd ak DJ Padros ngir waxtaan ak yéen d'accord alors tey li ngay def da nga ko doon ci sa papa wala daf la neex rek yow
waaw lii dama ko doon en même temps daf ma neex ñaar yëpp daal mi ngi ci man ndax doon naa ko ci sama papa juddu ànd ak moom di ko aw di ko jàppale ba yàlla dogal mu doon sama passion ma bëggal ko sama bopp di ma concentré wu ci di ko def. d'accord bi ngeen nekk xale da nga ko doon foowee. waaw daan naa ko fooy bi ma nekkee xale. d'accord daan naa def bu ñu mësaan a jàngi ba wàcc. sama papa dafa daan def orchestre moom musique la njëkk a def. doog a def affaire jàng. Alaaji Alla Diop waaw léegi bu mësaan a ñëw kër dafa daan bàyyi ay instruments lu su mel ni bongo. léegi man su ma wàcc rek damay ñëw jël bongo bi toog ci di bongo di wayal sama bopp. ah bon après nag loolu moo ma dem nag ma inspiré moom ma commencé di def bongo. di commencé tamit di ànd ak musiciens yi foofu booy Pikine dem simbi yeeg yooyu. d'accord commencé mbapat. kon da nga li xale yi di wax naan musique man dama ko mbapat yow da nga mbapat li ngay def. waaw mbapat naa ko jaar naa ci simbi yi jaar naa ci ngénte yi xew yi waaw comme ni ko musiciens yi di defee rek di ànd ak ñoom di leen kër. d'accord dem ba commencé dem di xool accords yi gars yi ni ñu woyee ci kaw accord. di ko def tombeek mu nekk ci sama deret nga xam ni yàlla da lay dimbali. waaw deretu géwél bu nekkee ci yow rek. da ngay maa ngi dégg bi guitariste bi di def benn accord. nga tudd benn son. c'est vrai lu tax mu nga ñëw automatiquement nga tudd son bi rek parce que dafa am accord yi nekk ci yow. c'est vrai mais deret bi day yëngu. waaw day yëngu. waaw c'est vrai même bu ñu la ko jàngalut te day nekk ci yow. c'est vrai waaw d'accord noonu la ñëwee ci man nag. d'accord tey musique religieuse ñi ci nekk bari nañu sa papa mooy sa idole wala da nga ci am beneen idole. waaw sama papa mooy sama idole. micro bi waaw am naa ci ñoo xam ni dama leen di xool à travers ni ñuy liggéey. parce que quand tu chantes des fois dañuy gis ñu bari ci yow. dëgg la dinañ gis sa papa mais dañuy gis ñu bari ci yow exactement. waaw parce que dafa mel ni c'est vrai que sa papa inspiré na la waaye ñoom it tamit am na lu ñu def ci man waaw loolu tamit dëgg la parce que ñoom ñëpp dama leen di suivre. sama papa moom mooy sama idole. ci moom laay xool waaye tamit da di nit ki même bu fekkee da nga nekk ci benn affaire di ko jàng. bul tënku ci loolu kese sinon doo bëri xam-xam. xam nga génn xoolaat ñeneen. boo jëlee ci kii benn jël ci kii benn dajale see fi bopp am sa bosu papa di nga bëri la moo tax damay seetaan sama papa dama koy suivre waaye damay suivre yeneen artistes même bu dul ba Sénégal Maroc fépp dama leen di suivre xool nu ñu see seen spectacle ak nu ñuy woyee ak seen mélodie nu ñu koy tegee ak yooyu ma di ko suivre moo tax ma dem ba soo may seetaan da ngay gis ay artistes yu bari ci yow d'accord kañ nga commencé sa carrière. waaw sama carrière maa ngi ko commencé en 2006 waaw 2006 laa commencé aw sama papa boobu maa ngi am ay 8 ans 9 ans. waaw ñu ne xale bu ndaw ànd ak sama papa di ko aw di jàng école di ko aw mu may tere way bi ma topp ci ginnaawam di ko suivre en 2014 laa di sama premier single. 2014 waaw boobu maa ngi gën a nekk xale sax. donc de 2006 ba 2014 yaa ngi tarbiyu. waaw maa ngi tarbiyu. d'accord 2015 laa commencé génn daal def samay single. di ànd ak gars yi di engagé samay programme man. après di dem di cours des grands di xëcc ak ñoom naan dama bëgg a bokk fii. c'est vrai en 2017 laa def clip. 2017 nga def clip waaw. d'accord kañ leen la commencé découvrir exactement yow à ton avis. waaw ma xool ay 2017 ah. 2017 daal lañ commencé découvrir man maa ngi jóg. maa ngi ci affaire mu am sa benn vidéo boo xamante ni da nga ko def mu toj réseaux sociaux yi c'est-à-dire vidéo bi tax na ñu gën la ràññee parce que tey à travers réseaux sociaux yi ñu bari ñu ngi leen di découvrir donc bi ñu amee vidéo bi ñu seetaanee vidéo boobu ñu bari dañu ne xale bi dafa am talent ñu bari dañu ne xale bi kan la donc ñu seetaan vidéo bi di vidéo bi nga xam ne ànd nga kook sa xarit yi donc ci kanam tuuti dañ ñëw rejoindre ñu ci plateau bi àndandoo ak yow ñu zikar zikrullah ñu seetaan vidéo bi te dellu si waat léegi. ku la bëgg raw texe ku la bañ juum na li ma leer ko mu leer nga jàpp yeneen bi yeneen way wi de daare ba tax na du ma bàyyi lu ma am yaa ma ko gënal li ma leer ko mu leer nga jàpp yeneen bi aslamtu nafsi yow rek yaa ma ko jaral ba tax na yaa gën si yonenti li ma leer ko mu leer nga jàpp yenenti bi maka dala daan xeex naan ba tey amuñu ndam moo tax ñu nangu yeey li ma leer ko mu leer nga jàpp yenenti bi alors vidéo boobu nag mi ngi toj réseaux sociaux yi donc nag nekkoon vidéo boo xamee dañu ko doxawoon rek di ko jouer improviser ko naka la dikkee exactement lii succès bi mu am gëmoo leen woon dina ko am après jaaxaloon na ma parce que ñu bari après ci la ñu découvrir Mouhamed Alla Diop. waaw affaire yi nag defoon na ma problème tuuti parce que damaa toog
ci koor gi la avant ñoo ndogu noonu ma xiif rek xam nga géwél waaw géwél du xiif. ma ne nan laay dàqee koor gi ma woo leen ne leen kaay leen ne leen morceau Baaba Maal bi ma doon foowee d'accord kaay leen ñu waaw parce que lii Baaba Maal moo ko way. waaw fekk na ma bindu ko nag ah oui waaw ma toog Baaba Maal way ko ma jël mu inspiré ma jël sama biir feuille commencé bind parole di ko way ci yonent bi après bi ma leen wooyee ñu ñëw ñu def snap bi ma def ko statut d'accord ma ko defee statut même pas ay quelques minutes ma gis ñeneen commencé ko reprendre ñu bari reprendre ko. ma gis ñuy statut ba mën vie bi sonal ma waay waay ma ni gars yi xam naa li neex na leen après nag ma pare ci fàtte ko quoi d'accord léegi damaa toog à 2 jours après ñu capture benn screen Instagram Fissa Sénégal dugal ko d'accord ma toogaat ñu wanaan ma beneen Dakar Buzz affaire yi commencé dem ba Aba No Stress dugal ko ci compte Aba c'est vrai affaire bi commencé am ay 200 et quelques mille vues ñun ñi commencé di ma woo fu nekk partout mu commencé wër. bu dem naa ci ay casting fu nekk c'est vrai. waaw di ma ci boole ba xam damay woy musique ñu ku ne di ma Ah bon woo waaw artistes yu ne woo nañ ma dem naa ci casting ak Rastaman bi doon rap kii léegi kii d'accord Baxaw Baxaw c'est waaw, vrai Baxaw dem naa ci démb moom casting. la ñu invité woon ci plateau bi. voilà dem naa ci casting foofu ak feneen ak feneen yoo xam ne woo nañ affaire bi def buzz waaw partout le Sénégal ñu may woo fu ne D'accord. di ma nit di ma fa woowee d'accord nga wayal ñu ko tuuti parce que def nga clip bi def nga ko morceau original génn na ci kanam tuuti dinañ seetaan clip bi mais nga wayal ñu ko yow ak sa groupe bi nga xamee ñii ñan nga présenté ñu ba pare. d'accord kii sama xarit la waaw micro bi sama xarit la ñooy ànd kooku sa xarit la. waaw kii mooy suñu caat sama mooy rakk seen la caat, moo sa ñu rakk la. xamal sama kii Moom tamit sama tamit mi ngi ci way bi. waaw moom mi ngi ci way bi kii tamit sama rakk la kii tamit sa rakk la. waaw, kii d'accord moom ak ñoom ñooy orchestre bi ngay waaw àndal ñooy sama ak groupe orchestre bi. ñoo may aw man sama famille rek lay àndal macha allah Très bien. waaw parce que sama papa moom bi muy way ki ko doon tëggal moom moo jur ki may tëggal man ndeysaan. waaw ndax am na doom buy tëgg ñuy ànd bu ñu nekkee xale entre famille mu dem ba màgg man ak moom ñuy ànd mu may tëggal ndeysaan. kon c'est la famille c'est vrai li ñu wax ci doon nga sa baay bi moom da nga ko jël fépp donc nag nga ñamal ñu ci li nga xam ne way nga ko yaa rasulillah Khoureychi nekk xaasini yoneen be ku la bëgg raw texe ku la bañ juum na li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi ndeysaan. laay lay la laa yoneen be way wi de daare ba tax na duma bàyyi lu ma am yaa ma gënal ndeysaan. woo waaw waaw li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi bismillahi ndeysaan. ma tàmbaleeti di way géeru géer ñe Seydina Muhammad nabi li tax ma koy way du baat bu neex kay cofeel gi daf ma sonal ndeysaan. yoneen be aslantu nafsi yow rek yaa ma ko jaral ba tax na yaa gën ci yonenti ana soppe yonenti bi li ma leer ku mu leer nga jàpp yonenti bi nabi jox naa la sama xol beek ba boole sama ruugi nangul ma yaa gën ci man yoneen ba feeñ naa fi Makka yawmul isnayni lii lee waral ni way di kañ la Seydina Muhammad yoneen be ku la bëgg raw texe ku la bañ joom na li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi ndeysaan. guddi fukk ak ñaar ci weeru gamule ju doone lii lee kawér moo waral ñu gàmm gi jëmmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. moo waral waa Medina ñoom ñoo teeru woon Seydina Muhammad ci junjung yo mag ja ca Makka talala badru alayna min saniyatil wada wajabal sukuru alayna madali da'i da'i Seydina Muhammad guddem ya moo gën a leer ndoxam ma matanaan moom la nu woowe asrafal xalqi sayyidu kullu jabaaro nabi yaay imaamul mursalin góor gi te xel jaam ñe yàlla ko njëkk wee ci alxuraan ku tudd turam dangay barkeelu wa innaka la xuliqin azimin wa ma asarnaka ila kafatan linnas moom Seydina Muhammad wa ma asarnaka ila rahmatan lil alamin
wa inna kalaala jikkoom jëla gëne gaaña moo tax yàlla ne ko wa inna kalaala xuliqin azimin kooku mooy yoneen be Sëriñ Bamba way na la Maam Maodo way na Seex Saad bu sëtu yonent bi Limaamu Laay Yoof li ko leer ku mu leer nga jàpp loola waral bàyyi Sëriñ Fallu naan bàyyi Sëriñ Baara bàyyi Sëriñ Saaliwo Sëriñ Bamba ngay way Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam góor gu tuuti ci dongo yi mag yi moo kaalaw ba bëdëre kay feeña moom ji maaji maami ati xak takkook musleek baarak xabaan ak yi daali Sëriñ Bamba nee na mooy maami Cheikh Abdul Karim maami Afia maami Soxna Kunta Mbakke mi ci daaro Bamba nee na kaay leen ñu way Seydina Muhammad nuurun azimun xat yara bi i usoora xaysara man kaana fi umul xura makkata xayra urummi Sëriñ Bamba nee na su mana min na sama xayril wujud la suma ila raisil kurama bisabbi xayri wa kammi ستئينا ولدا خير نبي قد بدا صلى عليه من عدا فواده بإكم الله جي مالك باي سرين بابكر سي borom bone kaare bi borom manto bi sakar yàlla wi médaille daara ji daraja jee daraaya sëcc damba bu na lakal xeeti sunna lu dul sunna bon na Maodo nee na jàpp leen Seydina Muhammad allah ji malik nee na wa innahu isradallahu nasatana abbaana min nuurihi nuuran nabiir alamin Maodo way na yonnen Cheikh na Cheikh Saadul Abi doomi Cheikh na Cheikh Mohamed Fadal banu maamin taalib alxayaare bu jël Muxtaar taalib alif samsiddin yaxayal kabir sama yaakaar nee na man maa bëgg sama maam ndaxte mooy sama maam inni uqubbu rasulillahi saydina hubban taqashara an umaalu wal waladu walaysa yablu misaara ma bati hutbul awaani ulaaw lu wal jaddado Seex naa ngay way maamam kooku mooy yoneen be waa Makka way nan Israël way na Sénégal way nanu yonent bi e maa ko way ni ko leer ku leer nga jàpp yonent bi ana soppa yonent bi Seydina Muhammad yonent bi yow la ni wayal axlan bi saali mawlidi li ma leer ku mu leer saarul nabiyul amdade Seydina Muhammad daana ko woowe Mustafa ñi naan mooy Murtada Seydina Muhammad yow rek jara way Muntaxa sama yaram de moom fu mu toll nii woon daa sumeeku vraiment lii neex na loolu de yii booy faanaa la de man dama ko faan man faanaa booy bi te booy yow est-ce que xam nga téléspectateurs yi sax noonu lañ ko faan non vraiment parce que booy bi vraiment mën na macha allah lu muy def te lu muy def mu ngi dugg ci xol te booy maanaam isa yaa ngi dund tey maanaam lu ko gars yi di déggee di ko waxee maanaam boo nekkee xale nga ñëw juux ci milieu est-ce que ñu ngi lay maanaam nga dem ci milieu tey war a jël micro wa ñu lay siis parce que dégg naa ñu ne jànkat yi fu ñu toog dañu naan dañoo bëggante wala dañoo soppante fekk ni ñuy dund seen xol yi ñoom ma détail yi est-ce que yaa ngi dund jafe-jafe yooyu waaw loolu mënta ñàkk li tax mënta ñàkk mooy kenn bëggul ku la sut c'est vrai doomu aadama bu nekk boo sañoon yaa nekk ci kanam c'est vrai kon nag même bu fekkee dafay am yow gëmal li nga gëm rek te nga jël sa bët bi opté ne fii laa bëgg a àgg waaw les gens ñi nekk ci ginnaaw di xëccoo ak yow nga di leen seetaan ndax kenn ku ci nekk yàlla du jël lu duudu war a jot jox ko paate c'est vrai ku ci nekk li nga war a facilité de chanter bi nekk ci yow naka la dëkkee ci yow exactement waaw loolu ni mu dëkkee ci man sax dafa may jaaxal des fois parce que micro bi waaw yàlla mooy séddale ndax man sama papa doomam yëpp man da ci yàlla natoo may way ak kii ndeysaan ñi ci des ñëpp am nañ voix yu neex mais nekkul seen bëgg-bëgg d'accord kenn ku ci nekk yaa ngi ci leneen bu la waxee kii doomu diw la sax boo nekk way mën naa la luy way man ndeysaan man ma ci yàlla dogal ma ñëw bëgg affaire yi léegi su fekkee dama dégg benn way ni sax ma koy reprendre
des fois damay toog ni déglu leen même musiciens yi ma jël seen way di ko reprendre toog ak kenn di reprendre waaye mënu ma man da nga maa jaaxal ndax ni nga koy way ne ni ma koy yégee man yégee ma noonu sama bos ndeysaan te mën ko Momo Dieng c'est-à-dire don la ci yow waaw ay way quoi damay jël seen way di ko toppandoo mais dama leen toppandoo comme seen mélodie ni ñu harmonie c'est vrai dama koy mën toppandoo teg d'accord te loolu don la quoi lu nekk ci nit la d'accord damay ñëw jékki imité benn damay jékki-jékki kër ga nekk man ni la tey Youssou Ndour laay imité ma jël moo Youssou Ndour way ko mais dafa mel ni comme Youssou Ndour mooy way te loolu don la boo xam ne maanaam yàlla mooy def talent dëgg la yàlla mooy def talent yàlla mooy def talent waaw léegi même Baaba Maal bi noonu la ma dikkee dama toog di ko déglu rek ci rajo bi après ma jël sama téléphone dégg ko ci rajo bi enregistré ko am ci quelques parties nii rek jël ko di ko déglu morceau bi di ma inspiré may bind di bind ba affaire bi man bi ma njëkkee taxaw sans vidéo woy ko ci ay jàng sama papa def na ma noo def ba reprendre at lii ku la bindal li man ko maa ko bind muy reetaan ah oui waaw affaire bi jaaxal ko nag après moom mu jël morceau bi di ko reprendre ba festival Salam moom reprendre na sama morceau bi naka lay def sa papa bu lay gis ci kaw scène yi wala bu lay gis ci yenn tant yi ngay way c'est-à-dire succès bi mu daan dund léegi ñu di ko gis ci doomam waaw affaire bi nag moom dina ko neex lool des fois nag dina ma xool ñeewante ma yërëm ma ndax dafay xam ne affaire yi dafa bëri ay xaaxaam yoon bi dafa metti dafay jékki-jékki dégg Mouhamed mi ngi ci lii ci lee def na fi nangam sa doom ji nit jékki-jékki woo ko Cheikh Allah sa doom ji macha allah nangam mu ni ndeysaan comme bu fekkee nekkul woon tamit ci yoonu bu baax ñi lañ may woowee rek waxaan ma ko waaw kon nag yàlla na ko yàlla jàppale affaire yi dafay metti ci côté des fois moom mu ñaanal ma des fois mu ñëw xëccoog moom ne ko papa tey bàyyi programme bi ma joué ji ko mënu ma demal ndeysaan waaw ba léegi sax moom des fois ñu toog ay 2 mois duñu ànd ah oui te man maa ko doon aw mais samay programme dafay dem ba tombé da lay dominer waaye c'est vrai waaw man damay joué comme moom léegi am sama groupe très bien ànd ak samay groupe moom ànd ak groupe boobu très bien loolu laa doon ñaan je rappelle moom aussi commencé na def ay production c'est-à-dire mi ngi génn ay morceaux mi ngi génn ay clip ñu dem seetaan morceau bi nga xamante ni génn na ko récemment yàggul di li nga xam ne mi ngi ko doon way tout à l'heure loolu nag inspiré ko ba tey mu génn ko ñu bari soppu morceau bi nga xam ne way na ko trondoom di yaa Rasulillah bàyyi Fatima Khoureychi nag xaasini kii laa yëloo ku la bëgg raw texe ku la bañ juum na li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi laay lay la laa yonent way wi de daare ba tax na du ma bàyyi lu ma am yaa ma gënal woo waaw li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi bismillahi ma tàmbalee di way gëru génne Seydina Muhammad li tax ma lay way du baat bu neex kay to feel gi naw ma sonal yoneen be aslantu nafsi yow rek yaa ma ko jaral ba tax na yaa gën si yonent ana soppa yonent bi li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi jox naa la sama xol ba boole sama ruux nangul ma yaa gën ci man yonent ba feeñ naa fi Makka yawmul isnayni lii lee waral ñuy way dikkal Seydina Muhammad yonent be ku la bëgg raw texe ku la bañ juum naa li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi guddi fukk ak ñaar ci weeru Gàmmu la juddoone lii lee tawet moo waral ñu gàmmu ngir jëmi Seydina Muhammad moo waral waa Medina ñoo
daan xeex nan ba tey amuñu ndam moo tax ñu naan waaw waaw li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi li tax ma lay way du baat bu neex tey cofeel gi dafu ma sonal man Mouhamed Alla Diop li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi akhlaq bi saari mawlidi li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi ak jadeey li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi Seydina Muhammad daana ko wale Mustafa ku mu leer nga jàpp yonent bi naan mooy Murtada ku mu leer nga jàpp yonent bi de naan mooy Muntaxa Seydina Muhammad ku mu leer nga jàpp yonent bi daanan ko wale Abdul Majid ku mu leer nga jàpp yonent bi naan mooy Abdurahman li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi maa ngi ci yow baloo fay ma fay li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi yeneen bi laa xam ni ku ko yaakaar ku mu leer di nga jàpp yonent bi na Muhammad aslantu naa si yow rek yaa ma ko jaral ba danga na yaa gën ci yonent bi ku bëgg Seydina Muhammad li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi ah waaw Mouhamed Alla Diop ah man de fekk na ma may nekk doon fecc yu mit sax ah damaa daanu leer tey moom daanu naa nga ci morom de ah képp kuy toog di seetaan fu mu toll da nga daanu tey daanu naa yéen ñëpp a daanu parce que Serigne Touba Macha Mbacké Allah. dañu lay dégg waaw Diop dañu lay dégg alors tey def nga projet bi génn na exactement projet bi album lay doon wala da nga ko génnee ni rek pour joxe ko album lay doon waaw album lay doon parce que maa ngi liggéey ak label yu bari ñoo xam ne waxtaan naa ak ñoom ba am ñu ma ci jot a déggool d'accord pour que ma def album d'accord waaw léegi nag morceau bi dañ ko def lancement pour que mu génn ndax ñu mën a xam ni man maa ngi waajal album waaw loolu moo tax morceau bi ñu génnee ko am yeneen yi nga xam ni moom la ñu réservé pour album bi d'accord am na loo réservé pour album bi exactement programme bi naka lay demee ak yow programme bi ni muy demee ak man rek mooy nañ may woo ci bari am na ñoo xam ne dina ñëw pour ma acapella ak sama voix kese ñi ñëw bëgg ma indi instrument yi ndax man daanaka instrument yi lan ak la lay doon ay tabala lay doon ak kora d'accord des fois mooy kora ak clavier tey da ngay wàcc traditionnel amoon naa émission boo xam ne noonu laa ko defee dama woy kora non du kora xalam ak clavier kese laa woy d'accord waaw boobu maa ngi ko def ak Mbay ak baro bi clavier d'accord mu mel ni du musique religieuse rek ngay def lépp fu ñu la yóbbu da ngay dem non da musique religieuse kese laay def kese mais est-ce que tey du ñu jekki bu ñu doon xaar Mouhamed Alla du ñu ko jekki-jekki gis ko ci mbalax mi wala musique traditionnelle wala non loolu moom yaakaaroo ko ndax man moom yonent bi rek laa fas yéene way yonent bi rek leen musicien bu ma woo ma ànd ak yow en duo pour way ci yonent bi damay accepter parce que tamit yonent bi dafa nekk loo xam ne géej la du jeex dafa yaatu ndax moom la Alaaji Maalik wax yaaxaa isal baxri lil asda fi indi nabi géej la du jeex tigi ku ñëw rek mun na ànd ak yow ngeen wayandoo yonent bi ndax turam dafa war di law koy fay c'est vrai alors du aussi tamit waaw Modou mi ngi ci en place dafa mel ni Modou mi ngi en place ñu jël ko parce que mooy direct bi nga xamee Modou dañu koy defal ci mbedd bi Modou su fekkee pare na Ramatoulaye ñu waaw Modou yaa ngi may dégg voilà je rappelle téléspectateurs yi lii en direct foofu la nga xamee moom moo di ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar en direct ci ITV Modou ñu bàyyi la ak téléspectateurs yi ak sénégalais yi nekk foofu la ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar. Padros maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Bokar moomu toog di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ITV yëpp ñu ngi fii ci buntu université Cheikh Anta Diop bu Dakar donc xam nga bu ñu waxee université dinañu wax étudiant dinañu wax takk der dinañu wax grève yi nga xam ne ñoo fi am ci biir grève yooyu am na ñoo xam ne seen wërsëg fii la ñu koy fàggoo léegi dañu bëgg a xool ñaaw ñu nga xam ne dañuy fàggoo seen wërsëg fii ci buntu université jour yu mel noonu bu xewee naka lañ koy dundee ak yëngu yi nga xam ne des fois étudiants yi yëngu ko di baare seen yoon ñuy sànnante ay lacrymogène ay xeer
ñu xam ñoom nan la ñuy dundee loolu donc Padros du ma def rek lu dul seeti kenn ci ñoom waxtaan ak ñoom fii ci ITV demal ànd ak Souleymane Diallo topp cameraman ñu xool étudiants yi nga xamee ñoom ñoo nekk foofu la ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñoom aussi jamono ji li ñuy ñaxtu bari na jamono ji li ñuy génn di kaas bari na seen ay problème nag donc ci émission bu mag bi nga xam ne moom moo di ITV di ngeen ci moom moo di sama Sénégal dinañ ci mën a xam dara ñu bàyyi Modou mu dem jàkkaarloog sénégalais yi nga xamee ñoom ñoo nekk foofu lay ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar. Cheikh bi maa ngi lay jaar bu baax di la wax ne yaa ngi directé ITV. waaw ñu ngi leen di fay. yaa ngi directé sama Sénégal DJ Padros mu ngi lay dégg fu mu toll nii donc ñu bëggoon xam rek fii ci buntu université xam ngeen fii ngeen di fàggoo seen wërsëg te des fois étudiants yi def fi ay grève mu ñoom policiers yi sànnante ay xeer sànnante ay lacrymogène loolu nan ngeen koy dundee yéen. waaw métti dañ koy dundee lu métti mais dañ koy muñ rek en fait que grève bi xewoon étudiant bi ñu rayoon Ndar fii lakk nañ fi suñu machine yàq fa sama oto be bon temps boobu sax gars yi génne nañ ko journal ba léegi kenn de démarché wu ma yàq sama matériel yu bëri. mais fii yóbbu nga ko ci fi nga ko war a yóbbu. document yëpp a ngi nii mun naa la ko woon ba léegi am na yu nekk fii mun naa la ko woon nga caméra ko da jël naa IC def lépp mais ba léegi personne taxawul sax na ma nii te puis jéey bu ne nga fi jàkkaarloo Dakar dem dikk bi ñu doon lakk fii man maa jël sama kii fayukaay gaz yi jar 15000 ma dem fay ko fay mooy bi élèves yi grève te mu doon tàkk ba léegi kenn taxawul sax fii li simil directeur Dakar dem dikk moom la ko sama benn grand wax mais du ma tudd dem moment boobu moo nekkoon commissaire bi fii mu wax ko na ko demal félicité booy dafa ñëw taxaw fii ne ma dinaa la seet fa la yem bon jànkuwante yéen a lañ jànkuwante mais nag dañ koy di gëm rek te muñ yàlla parce que nit a ngi romb melentaan dëggu ko rey ko néew doole moo ko yóbbu comme ñun ay néew doole la nañ ñu moytu rek waaw. yéen tamit en fait du ngeen yàkkamti bis yu mel noonu am. non ñun dogaluñ bis bi dogaluñ ko parce que buñ ko doon dogal maanaam buñ doon dogal bis bi du amante ba ñu ci yàqule parce que tey buñ ne université day grève sa client waroon ñëw fii du ñëw parce que sama mel ni client ñëw na fii ay yoon ñun dañuy grève day ñëw bu ñëwee ci rond point bi day tombal teg benn paire de xeer mu toj pare-brise am noonu lay retourner donc buñ ne dañuy grève rek toute la journée donc c'est vide taliban nii mun nga xool kenn dootu fi nanguy ñëw da ngay teggi mais en fait ñun amuñ fenn fu du fi ay ndaw lañ. grève bi noonu daa ngeen ubbi jour yooyu. bon dañ ubbi mais grève am na grève nu muy toll ak tàngaay kenn du ubbi ndax am na grève boo xam ne fii lañ lakk auto police ndax tàng xam nga kooku yow doo mën a ubbi waaw c'est obligé nga ñibbi yow kay da ngay jéem a porter ci say emploi ba kenn du leen gaañ wala fu ñu mën a jaar ba ñibbi ñu sooy quoi mais ubbi bi moom xalaatoo ko voilà. waaw donc man maa ngi lay gërëm bu baax a baax. waaw ñu ngi leen di delloo gërëm bi te di leen sant te di leen yóbbante Boubacar Diallo ne ko sa frère Jim Thiam mi nga doon jokkoo si lu bëri moom xam na ko moo tax ma intervenir mais yàgg naa fi mais musuma intervenir si télévision mais ko lu buuf sa bokk rek man dama si bokk loolu moom amu si problème li mu doon indi kiyam bi nu café avec bi mu doon def enveloppe yeeg yëpp si man la ko doon jëndee mooy sama bitig bi nekk place Indépendance vraiment sama waay la donc boo demee nga ne ko 94 maa ngi xaar oto boobu dégg nga. merci beaucoup dina ko dégg yóbbante bi yegg na ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax donc Padros gis nga kooku kenn la ci ñi nga xam ne ay jaaykat lañu fii donc damay xool ci étudiants yi nga xam ne tamit ñoo daan waral bis yu demee noonu bis yi nga xam ne mooy bis yi demee noonu étudiants yi damay jéem a am benn étudiant tàllal ko sunu micro ñoom nag seen affaire neexul parce que des fois mën nga ko tàllal kenn micro bu ko neexee mu wax bu ko neexee mu du wax donc damay jéem a xool rek su ma amee kenn rek Padros tàllal ko micro bi sëñ bi maa ngi lay nuyu bu baax yaa ngi si jàmm waaw kaay jox ma loxo grand man bokkuma ci ñooñu de yaa ngi directé ITV fu mu toll nii étudiant nga ah doo étudiant dama gis nga ngàbb sac bi de waa teel sac bi sa loxo kon waaw boo doo étudiant non non bul def sac bi nii ah yow sa marchand ambulant nga ma nuru Cheikh bi maa ngi lay ziar naka yëngu yi étudiant nga waaw mais maa ngi lay ziar bu baax yaa ngi directé ITV fi nga toll nii donc ñi nga xam ne ñooy jaay côté bi dañ ma yóbbante ci yow nee nañu des fois seen grève yi ngeen di def da ngeen leen da xaw a xatal léegi yow lan nga mën a wax ci grève bi grève xam nga ñii seen yoon newul ci biir université des fois nag fa la ngeen koy commencé fii lay mujjee léegi loolu mën a wax ci loolu bon man li ma ci mën a wax mooy xam nga par exemple bourse la majeure partie des grèves sont causées par le retard de paiement de bourse donc tey bu ñu réglé woon problème boobu dama jàpp ne
grève daanaka dootul am. problème bourse yi. waaw parce que en général loolu mooy tax gars yi di grève lu bëri alors que loolu bu ñu ko réglé je pense que grève dina wàññeeku bu baax. léegi responsabilité boobu koo koy jox. responsabilité boobu c'est au niveau du ministère de kii nu mu tudd de l'enseignement supérieur parce que ñoom tamit ils doivent ñu am benn dialogue boo xam ne dañ koy def ak étudiants yi mun a xam exactement est-ce que bu ñu waxtaanee ak étudiants yi dinañ mën a muñ toog ñu ne leen tel jour dañ leen mën a fay ou pas voilà ñu mën a comprendre mais tamit y a une manque de communication boo xam ne day jóge ci étudiants yi ba au niveau du ministère ba des fois day am ay frustration yoo xam ne étudiants yi dañ koy def malgré eux dañuy def grève mais malgré eux duñ ko bëgg a def voilà. étudiants yi ci boppam grève bi arrangé wu leen. arrangé wu leen donc parce que xam nañ ne ñu ngi yàqal ñoo xam ne ils ne sont pas voilà ce sont des innocents ñu ngi yàqal ñoo xam ne tey ay ambulance yu war a jàll la et tout ils sont conscients de ça mais amuñ autre moyen pour exprimer seen. mais léegi yow pour yow étudiant mi nga xam ne dañuy grève biir université génn fi sànni fi xeer toj bitigu jàmbur. borom bitig boobu kan moo ko war a fay. bon borom bitig boobu je sais pas. wala day perte. parce que tamit bitig bu ne war nga am assurance. loolu nag bu fekkee dañ koy jëlaale en compte moom mun na dem ne par exemple j'ai été victime de tel ou tel ñoom ñu dédommagé ko gars yi ñoo xool est-ce que c'est vrai ou pas la cause. parce que mënoo ñëw ne par exemple tel étudiant moo ko toj loolu c'est tous les étudiants donc partie boobu moi je crois que kii la quoi seen kii la assurance la. donc maa ngi lay remercier bu baax ok merci beaucoup. merci beaucoup kontaan naa ci yow. donc Padros gis nga noonu la demee donc dama lay delloo antenne bi Padros nga doxal man moom xam naa ne maa ngi fi ba ci kanam. donc jaajëfal ñi nga xam ne ñu ngi seetaan sama Sénégal foofu ci ITV maa ngi leen di ziar bu baax a baax ci àjjuma bi tamit Padros. beaucoup DJ Mo dañu koy gërëm bu baax ci àndandoo bekk téléspectateurs yi foofu la ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñu ngi lay gërëm bu baax bu la neexee mën ngaa tekk sa ay casque teg sa micro ànd ak sa caméraman ngeen ñëwaat fii ñibbisi leen voilà ñibbisi leen maa leen yónni woon foofu ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar Mohamed Alla Diop tout à l'heure neexal nga plateau bi dafa mel ni dëgg la da ngay way yonent bi waaye képp koo xamante ne rek yàgg naa bind ci yonent bi yàgg naa wax ci yonent bi rek yaa ngi koy way ku mel ni Seydi Hadj Malick ku mel ni Serigne Touba ku mel ni Cheikh Rafal ak ñeneen ñoom ñëpp. waaw loolu dëgg la. loolu dëgg la ñun moom bàyyiwuñu kenn. dañ leen di way ñoom magi diine yi nga xam ne ñoo fi nekkaloon yonent bi. kenn ku ci ne boo bindee ci yonent bi rek ñu ngi gëstu la nga bind. ngir ñu mën koo bégalee ñi nga xam ne ñoo la sopp. ndax kenn ku ci ne woote nga mbooloo. te macha allah boo wootee mbooloo. sa mbooloo nga am. ndax boo demee ci Tijaan yi. boo leen woyalee si Jaaji Malick di nga leen am. nga dem ci Mouride woyal leen Cheikhul Khadim di nga leen am. nga dem ci Xaadri woyal leen Cheikh na Cheikh Saad bu suñu wasila ñun di nga leen am. naka noonu Ndiassane mais est-ce que jàngkat dina naan ataaya. waaw jàngkat dina naan ataaya. naan leen. naka noonu Ndiassane. cene ba cene bay. d'accord ñëpp. waaw dañ leen di way. ma gis la nga way benn jour Cheikh Rafal la nga way Cheikh Rafal mënoon ñu ko ñamal fii tuuti. waaw loolu ñu Cheikh Rafal borom faraxati jëm na ndeer. layla illa lay fal ma degen demba mam seera faal babil muridina waaw illa lay fal ma degen demba babil muridina layla illa lay fal ma degen demba mam seera faal babil muridina Fatim Penda la suka bengo na jeye Seera Faal lay way ndeysaan ay faal mol tey ma way la suka bengo na jey ma isa jey Fatim Penda damel samba yaaya faal waaw ma degen demba Sëñ Ibrahima sa maam sëñ Fallu sa baay maami baay ngun na faal woo baayu yaa ba tey ma ji la Amadou Fall Seer Njaay Biram Jabe ma tengaay Ibra Fall la tuka be ngone jeey la mo fo njogo mel de calaw sama yaaya ba ma se fa fa waay ñu sama sila waay ñu sama sila Babil Muridin ma se bige kum ma faal manu boole faraxati ca jarndeem
isa jeeye say ma jiib la Sadbu ay dara Seex na Seex Sadbu samaam la mama daatalaay Mustafa yaay gënu tiim dala yàlla woon a teg na ci kanamu jaam ñeew mama dooy ngay jirim bindul yërëm fu nu tollu ñun di ko gërëm moom rekk la nu gëm mooy soppay sunu borom kooku mooy Mami Seexna Seex Saadu la bee doomi Sekina Seex Mamed Faadal manu Mami Taalib al Xayaar bun jeel mu xutar Taalib Alif Samsi Diin Yaxayal Kabiir Mami Seexna Seex Saadu ay dara borom Daara Jolof Mami Saadu Siibe Mami ma fu borom Ansaar Seex Saadu neena man Seexna Seex Saadu abi war naa ni jigéen dootul sukk jur ku mel ni sama maam wallahi ma fil ardi wa samaa'i ku fu an li ahmada min asiyaa wa duudu wa daxal ko bil mustawa wa zaka min ikramani lum kawaman al baadu bi wal baadu booba yenen bokk ma fatu ba bàyyi Sëriñ Saaliw ku sopp Sëriñ Saaliw Mbàkke ki may bëgga way mooy borom xel kom jaaga Sëriñ Saaliw doom day nduroog baayam mbaamu nduroog maamam wax leen Saaliw Sëriñ Saaliw Mbàkke balla yaa doon samaam yaa yore mboodeer dun ko miime yaa nu tere yalwaani yalwaane Maam Saaliw Sëriñ Saaliw Mbàkke sa werdu mooy sunu ngànnaay Mbàkke bala yow sa barke mooy sunu kiraay danay Jeylaani Jeylaane Maam Saaliw Sëriñ Saaliw Mbàkke Mbàkke bala ñu ñoo la umpule yow man xiyaam lan lay xame Sëriñ Saaliw sa waay du dem niiraane niiraane Maam Saaliw mooma jaral tëdd di jooy di jooy di jooy di jooy di jooy ba fa xala mbaayu Baay Saal Mbàkke ya di tere rotaane rotaane Maam Saaliw Sëriñ Saaliw dëgg-dëgg yow lay way di la waxtaane Maam Saaliw dëgg-dëgg yow lay ku sopp Sëriñ Saaliw Baay Saal Baay Saal Baay borom belel dëgg-dëgg yow lay way di la waxtaane maam yaa nu tere yalwaane yalwaane jërëjëf Saaliw dëgg-dëgg yaram yu bari daw na te yaram yëpp daw na sax dama naan yaram yëpp sax su ma sañoon nag dama dugal Kaolack bakkal ma sama sëriñ bu màgg ba maam Baay Ñas wallaay bu ñu ñëwal ma ko benn la ilaha illallah Sidi Barxama ay waay ala Barxama geeru geer ñe la ilaha illallah Sidi Barxama Ñas ku ma Abdalaay tey bañ na ka juddoo fa la magee baay loxo ca kaw Allah Allahu Allah Barxama sampu diine jalaala Barxama sampu diine jalaala kamala la ilaha Mohamed yow la ilaha illallah yow xajoo sax ci télé bi déedéet yow kii xajoo ci télé bi léegi comme man léegi ma wax leen man léegi désormais mooy sama woykat ak man mooy sama woykat jeex na xajoo ci télé bi ak Cheikh
Cheikh nee na yaay waykatam ak Cheikh mi Cheikh Fall ak kay ci ginnaaw gàmmu kon neen ñëpp rek ñoom ak téléspectateurs yi donc Mohamed c'est vrai que bëgg nañu yaatal lu bari mais lépp duñu ko mën a defal ci plateau bi parce que temps bi xoj nañu instant bi te Amina mi ngi ñëw léegi pour rubrique sama people donc wax nu projet yi ñu tëj benn yoon waaw projet yi moom mooy fépp fi nga xam ne rek nit dina fa taxaw ñu taxaw fa bàkk fa yonent bi ndeysaan nit ñu baax ku la bëgg a jot ni muy def waaw ku ma bëgg a jot nag da nga may woo ci 77 101 79 14 77 101 79 14 79 14 waaw wala nga woo ma ci 78 133 60 86 78 133 86 60 86 waaw d'accord ndax ñu ngi waajal benn projet le 25 avril ñu ngi war a dem Sorano c'est vrai waaw ñu ngi war a dem Sorano avec Karamoto waaw ñuy ñaan rek incha allah rabbi képp koo xam ne suñu sopp le 25 avril waaw avril loolu da nga ñëw ci rajo bi ñu yaatal ñu dooleel ko bu baax a baax loolu daal laa bëgg ñëpp ñëw soutenir ñu jàppale ñu incha ku allah bëgg ticket yi entre 5000 la VIP 10 000 entre 5000 VIP 10 000 VIP 10 000 ñu bëgg ticket nan lañu def waaw da ngay woote ci 101 79 14 77 101 79 14 14 wala nga woote ci 77 716 14 72 716 14 72 non di nga ñëwaat parce que avril ñëwagul ah d'accord d'accord gën a jege si incha allah dinañ ko d'accord incha allah mais kontaan nañu am na nu mbégte bu yaatu yow suñu xarit nga waaw loolu yàlla def na loolu yàlla da ko dogal jërëjëf nit ku bu bëgg nu sañoon yow da ngay way fii ba suba xam naa loolu mais yoon yamul ci benn waaw kontaan nañu jërëjëf merci beaucoup gars yi borom caayan bi neex na Jack Barada merci beaucoup jërëjëf Mohamed ñu dem régie seetaan benn vidéo vite fait juste après on revient sur le plateau ñu dalal Amina mi nga xam ne moom moo ñuy présenté rubrique sama people laay lay la laa dégloo ti leen man maa waay waa ji dara baako ki ku ko way daa am lay sa bis ba ñuy jàqoo dégloo ti leen man maa waay moom rek laay way waa ji dara baako Moustapha rek dara way ku ko way daa am lay te ma way laa sa bis ba ñuy jàqoo waaw dégloo ti leen man maa way waa ji dara baako ki ku ko way daa am lay sa bis ba ñuy jàqoo dégloo ti leen man maa way way wu rëy laa waa ji dara baako maa ko way yaa Rasulullah kooku mooy Mohamed Alla Diop jooyloo na fi ñu bari waaye tamit dawloo na yaram ñu bari ñi nga xamante ni képp kuy soppey nabi ya rasulillah Khoureychi nekk xaasini tey sa yaram daw na Bokar maamam yaramam daw na ca Kaolack wallaay ndeysaan laay barke alxuraan oh Amina noo dundee Mohamed Alla Diop léegi man de damaa jooy bañ man aw ma woon sax sama envie maquillage bi aw ma woon sax envie mu jógee ci plateau bi sama maquillage bi dañ ko defaraat dañ la doon gisoo ma ni ma retouché faare gisoo leen ma ni ma faare damaa jooy kii leenu daal ñun daal macha allah man daal nee naa leen benn waykat la am man mii de moom benn waykat la am te tey laa ko wax boo xoolee tey laa koy mës a wax tey nga koy mës a wax ndeysaan boo xoolee sa moom dama koo fan boo xoolee dama kii xam nga sama ko ñiimantal dama ko ñiimantal te xale la moo tax ma yërëm ko xam nga li ma si jaaxal Bokar ku ñëw rek mu dal sa kaw waaye tey daal di yii tey moom dalul ci kaw dal ma si kaw waaw dama kontaan d'accord alors Amina ñu ngi lay nuyu nga présenté ñu rubrique sama people bu ko defee ñu mën a xam li xew ci biir réew ak ca bitim réew ci people asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen ziyaar ci àjjuma bi di leen baalu àq di leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal ñun ñëpp bu ko defee tey nag dama fi ñëw comme d'habitude rek présenter leen seen rubrique sama people dans sama Sénégal donc tey ñu ngi déparé fii ci Sénégal avec notre président sénégalais Macky Sall mu ngi octroyer mën nañ ko woowee bourse wala aide financière ay étudiants yu nekk foofee sa Wuhan ci Chine fa coronavirus bi am ginnaaw bi virus bi commencé di propager wu ngir ñu mën a wattu seen bopp ndax semaine dernière waxoon nañ leen ne dañu def benn numéro vert donc après ça dañuy des toujours ak président Macky Sall benn prix buñ ko waree jagleel foofee ca Corée du Sud en février incha allah buñ ca jugee nag ñu daal di jàll si Guinée benn jéye ju doy waar bu ju fa xew dinañ leen ko dégtal léegi suñu paree daal di leen jox la suite des nouvelles du décès de Kobe Bryant mooy basketteur américain bi décédé woon dimanche dernier ñu daal
di leen koy digtal ci seen rubrique sama people dellusiwaat ci plateau bi. c'est parti. bakkan balaxal ñu dellu ñëwee musique amul coow ni dong la dalee nag yàlla bakatedi bara ina yelke Itu makko gomba anjantu tu yaltai. Oh ya. Woi. Be fi de bogoy. Be fewtu mo yeso. Yalla yi be sungu de debbo ngi. Be golle be nabi mo be rondike mo. Be rondike mo be nabi mo e Allah mbo sungu tonde wayo. Be nabi mo e Allah. Be nabi mo be gusama moji. Oui, e Allah. Be nabu de jebbo. Be mortimo. E Allah. Ligo. Be gusi debbo ngi ono wayo. Wayo. Ndambe tsaka. Allah be gusa be. Wayo. basketteur américain boobu di Kobe Bryant te mu ñàkkoon bakkanam ci benn crash hélicoptère dimanche bi passé moom ak doomam bu jigéen àllarba bi ñu génn nag ci la ñuy doogaa retrouver seeni corps mu di Kobe Bryant ak doomam bi ñuy wax Gianna Maria Bryant ak yeneen juróom-ñaari nit yu nekkoon ci hélicoptère ba soxnaam si nag di Vanessa Bryant boobu ba léegi prononcé wowul mu ngi doogaa def benn publication sur Instagram bu daw yaram di remercier àdduna wërngal këpp ngir ñaan ñi doon ñaanal borom këram ak doomam jooju lay dëddu waaye tamit di wax ne duñu leen mës a fàtte ndax dañuy wéy di des ci xol yi. ci biir hommage boobee sportif sénégalais yi de suñu ginnaaw après Sadio Mané Astou Traoré Gorgui Sy Dieng Yacine Diop moom rendre na hommage kii di Kobe Bryant à sa manière ginnaaw bu mu defee benn tatouage ci loxo càmmoñam daal di ciy bind Mamba for life ak numéro 24 bi nga xamante ni moom la Kobe doon sol mu nekk lu daw yaram. loolu lañ leen fi indi woon ci seen rubrique sama people di leen jox dig daje beneen yoon. sama people di li nga xam ne moom moo ni gunge bu vendredi jotee ak mardi Aminata li nga nu indiloon. waaw lii laa leen indiloon tey ci sama people mu nekkoon lu doy waar ñu ngi tàmbalee ak président Macky Sall ak ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur dañu octroyé benn somme bu toll ci 6,5 millions de francs CFA pour 13 étudiants yi nga xamante ni ñu ngi nekk foofee ca Wuhan nga xam ne coronavirus bi dafa law ku si nekk di nga am lu toll ak $1000 soit 600 000 francs CFA ngir nga mën a wattu sa bopp waaye nag ginnaaw loolu ñu ngi wax ne secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur mu ngi koy woowee Moïse Diegane Sarr moom nee na nañu évacuer Sénégalais yi ñu ñibbisi ndax loolu moo gën a wóor bu ñu ñëwee cellules yi ñu am fii nii dinañ leen jël en charge bu ñu paree ci loolu ñu jàll ci président Macky Sall ñu ngi ko war a décerner benn prix foofee ca Corée du Sud mu nekk prix Sun Ak 2020 pour la paix mu nekk prix Sun Ak 2020 pour la paix ndax dañuy jàpp ne moom dafa jël gouvernance am teg ko ci ñaari piliers mu nekk pilier yu am solo mu nekk bonne gouvernance donc prix boobu dina am lu ko accompagner muy benn somme de 300 millions de francs CFA bu nga xamante ni c'est pour la paix c'est pour les fonds de la paix de l'Union africaine foofu la xaalis boobu di jëm donc bi ñu paree ci loolu ñu ngi jàll Guinée gis ngeen vidéo bi lu doy waar la ay policiers yu nga xamante ni dafa am ay jeunes yu doon manifester contre troisième mandat wu Alpha Condé moo waraloon ñoom ñu génn ci mbedd bi di wane seen naqar ak seen tiis ñoom ñu daal di yóotu benn Amina rek teg ko ci seen kanam ngir protéger wu ginnaaw xeer yi ñu doon xaañ ngir bañ xeer yi dal leen mu nekk nag ñu jël ku jigéen ki teg ko seen kanam mu nekk jëf ju ñaaw internet yi ñu ngi ko doon partagé wu ndax vidéo boo leen gisee ki ko doon filmé dafa làqatu bëggul woon sax ñu gis ko
donc ñoom après lañ ko yëg gouvernement bi nag neen dina ci jël ay matuwaay yu xaw a strict yu dëgër donc bu ñu paree ci loolu nag ñu ngi jàll ci décès wu Kobe Bryant mu nekk basketteur américain boobu nga xam ne décédé na semaine dernière donc corps yi ñu ngi ko doon doog a retrouver mercredi dernier ci montagne Calabasas yi moom ak doomam bu jigéen ak 7 autres personnes donc ñu nekk 9 au total ndeysaan mu nekk lu doy waar te daw yaram ñu nekk 9 personnes ñu nga xamante ni ay famille lëmb la ñu woon ñu ñàkk ci seen bakkan ginnaaw loolu nag ñun waa Sénégal sportif sénégalais yi rendre nañ ko hommage waaye suñu basketteuse bi di Yacine Diop daf ko defal hommage moom à sa façon daal di def benn tatouage Mamba bi nga doon wax keroog Black Mamba bi moom la def ci loxoom bi bind si Mamba for life 24 mooy numéro 24 bu Kobe Bryant doon sol muy mayowam moom la tatoué ci loxowam noonu soxnaam si nag di Vanessa Bryant mu ngi doog a def communiqué depuis décès bi ba léegi pour remercier ñi ko soutenir ñëpp ci àdduna bi di continuer tamit di leen jàll. Très bien Padros lañ fi indi woon tey ci sama people. excellent toj nga fi. maa ngi jégalu nag nuyoo wu ma tey. nuyoo nga ne garaawul taw bi moo na ko dul may Mouhamed Alla Diop la ñu bëggoon tey mu occupé plateau bi moo taxit sama people sax garaaw amul benn problème. amul benn problème voilà dañ ko tënk rek Modou bi sax safanu. sama diwaan sax garaaw. waaw noonu taalal ma gâteau boobu yow. borom bés bi taalal ma gâteau boobu indil ma ko fii ci plateau bi. taalal ma gâteau boobu nga indil ma ko. taalal ma ko. talal ma vite fait gâteau bi nga indil ma ko mais Bokar plateau bi dañu ko terminer en beauté parce que daa ñun ñett ñi am na ko ci anniversaire tey yow la sa anniversaire sama anniversaire wala anniversaire u kii donc téléspectateurs yi la ñuy bàyyi ñoo découvrir ko seen bopp yow sa anniversaire la sama anniversaire la happy birthday to you happy birthday to you na ku ne wax sa borom happy birthday dama la fàttee wax na ku ne wax sa borom happy birthday to you kan ma anniversaire tey dama la fàttee wax ne ki ma sañseel tey donc borom anniversaire bi day feeñ ki ma sañseel tal cadeau anniversaire la ma jox yaa seeda très bien numéro mu ngi jaar noonu ci écrit merci beaucoup donc tout M donc di ngeen gis écritel bi léegi tout M moo sañ seel Padros maa la wax li tout M depuis Yoff di ngeen gis écritel bi taalal ma gâteau bi gaaw vite fait taalal ma gâteau bi taalal leen ma gâteau bi temps bi mayatul ko waaw taalal ma gâteau bi taalal sama gâteau bi waay papi baal gâteau bi nga ñëw jëlal ma li ma sañ sa fii ci kaw yaa ngi nii jëlal très bien merci beaucoup donc nag papi ñëwal viens rapidement nga taalal ma gâteau bi tout M design merci bien donc joyeux anniversaire happy birthday to you Amina joyeux anniversaire Amina joyeux anniversaire ñëw leen caméra ñëw leen Mohamed ñëw leen na ñëpp ñëw ñu wayal ko Mohamed kaay wayal ko wayal ko wayal na happy birthday taaliba yaa rasulillah wayal ko Mohamed am Mohamed wayal ko dama filmé yow filmé kat dama ko filmé kuy filmé wayal ko loo mën a wax ay waay doo mën a paase kii moo baax ay waay dundal ba mu yàgg loole loo mën a waxee doo mën a paase kii moo baax ay amina yow sa mbax ge war na àdduna fu nu jar waa Yàlla yow yaa baax laa ilaaha illallaah Padros may seede naa sa jëmm ji dafa baax yow yaa baax ITV seede na war na àdduna yow war nga àdduna yow yaa baax fi ku fi baaxoon na nu ci yaaw yu ñu bàyyi tere borom bee ku fi jàmbaar woon nan ci yaaw waaw ngir ñu jëfee sunna Sëriñ Babacar ali boy mi ta sambay naat di yàlla sambay naat xutbul xaafi xayni daan baynal masiri yaa leen gën yaa leen man daan seede leen loolo mbay daan xalifa mbay daan
waaw waaw merci lay la man day waaru naa te du sëñ Babacar daan seede leen loo merci beaucoup jaajëf waay Mohamed Allah Diop kontaan nañu daan nga seede leen loo jaajëf merci beaucoup merci chers téléspectateurs rendez-vous lundi inchallah ñu dellu si waat ci télé bi ñu ngi leen doon gunge lundi ba tey vendredi joyeux anniversaire Amina merci beaucoup équipe technique bi ñu doon àndalool ci biir semaine bi yëpp merci beaucoup Papi benn jëmm téeméeri caméra moom moo nekkoon ci caméra yëpp en tout cas merci beaucoup Ramatoulaye ci côté réalisation merci beaucoup DJ Mou ci côté son merci beaucoup Douman di suñu chroniqueur bi nga xam ne moom moo ñuy présenté musique waaye merci beaucoup Assane ci côté coordination Sidi ci côté caméra merci bien ñu ngi koy gërëm bu baax a baax DJ Mo rendez-vous lundi inchallah merci beaucoup sunu partenaires yi nga xam ne ñu ngi ñuy accompagner di ñu gunge ci li nga xam ne moom moo di sama Sénégal donc jërë ngeen jëf ñu ngi leen di dig daje lundi inchallah merci beaucoup tout M mi nga xam ne moom mooy Anandok Padros ci ci sama Sénégal Amina à lundi. Merci beaucoup joyeux anniversaire bon anniversaire happy birthday joyeux anniversaire alors à lundi ah temps bi jeex na déedéet